asalaamaaleykum sunu mbokku jullit yi asalaamaaleykum sunu mbokku taalibe yi asalaamaaleykum yéen ñi ngeen xamante ne rek dimanche bu jot ci waxtu bi yéen ñuy déglu ci seen rajo bi nga xamante ni mooy sunu kër FM nekk Californie fii ci États-Unis d'Amérique ñu leen di indi li nga xamante ne mooy taarixu Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ak ay njabootam. xam ngeen ni nag dimanche bi ñu génnoon ñëwoon nañu comme niñ ko defee ci dimanche yu bari rek ci dund gi nga xamante ni mooy dund maam Maram Mbacke ak ñi nga xamante ni ñëpp ñoom la meññ. ñoo ngi jéggalu nag parce que léegi-léegi ñu wax benn soxna maam Maram Mbacke te duñu wax njabootam gi yëpp waaye dañ leen ciy jox à titre indicatif ñenn ñoo xamante ni ay njabootam lañu pour ñu mën a comprendre li nga xamante ni moom lañ doon wax ni ndekete maam Maram Mbacke mooy Sénégal. donc ndax alliance yi nga xamante ni defoon na ko ak fi nga xamante ni yëpp jëloon nañu fa ay soxna. moo tax tey jii nag ñu bëgg a ñëw aussi ci kenn koo xamante ni soxnaam la woon di soxna Aïcha Kane am na ñu bari ñoo xamante ni sax dañ naan soxna Aïcha Kane boobu ñii naan Mané la sant ñii naan Dem la sant déedéet soxna Aïcha mi ngi sant Kane jóge ci famille Kane yi nga xamante ni ñoo jóge woon fi nga xamante ni moom mooy Jolof soxna Aïcha Kane boobu sax d'ailleurs moom bokk na ak ñeneen ñaar ñoo xamante ni ay doomu ay rakkam lañu maanaam ki nga xamante ne mooy soxna Kanni Kane ak ki nga xamante ne rek mooy soxna Yacine Kane soxna Kanni Kane nga xamante ni moom dañ ko joxe woon au Jolof mu sëy fa ci la famille Ba boobu nga xamante ne ay nitu islam la ñu mag lañu d'ailleurs moo jur ki nga xamante ne mooy Maam Baara Ba nga xamante ne aussi beneen soxnaam soxnaam sa soxna Yacine Kane xam ngeen ni moo jur soxna Kanni Sow xam ngeen ni moom moo jur soxna Anta Ndiaye Mbacke parce que dañ ko joxoon sëñ Ibrahima Awañang doomu maam Maram Mbacke mu sëy ñu jot soxna Kanni Sow boobu moo jur soxna Anta Ndiaye Mbacke bi nga xamante ni neewoon naa leen moo ñu indil maam Cheikh Anta Mbacke moo ñu indil Serigne Afia ak ñëpp ñi nga xamante ni seen rakk lañu waaye aussi soxna Aïcha Kane boobu nga xamante ne nag moom mooy li nga xamante ni mooy soxna si nga xamante ne moom lañ leen bëgg a waxtaanal moo ñu indil benn doom bi nga xamante ne mooy Maam Balla Mbacke di ki nga xamante ne nag Maam Balla Aïcha Mbacke boobu mi nga xamante ne nag moom mooy caatu Maam Maram Mbacke donc soxna Aïcha Kane boobu moo ñu indil Maam Balla Aïcha nag indil ñu ki nga xamante ne mooy Maam Mor Anta Sali ak sëñ Abdou Khadre Mbacke ak ñi nga xamante ne ñooy sëñ Ibrahima Mbacke ak seen rak donc mu koy wax sëñ Mbacke Kajoor donc nag Maam Balla Mbacke boobu tey jii nag boo gisee ñu koy waxtaanee dafa mel ne li nga xamante ni moom la sëriñ bi nga xamante ni moo nekkoon Tabila di sëñ Massamba Thiam waxoon bi sëñ Maam Maram Mbacke dem di fa jàngi ni leen ana taalibe Mbacke ñu ni ko dem na ci fajar bi nga xamante ni day xiin mu ni képp ku bëgg barke na ko topp ndaxte yóbbu na barke bi yëpp waaye bu fekkee nag da ngeen a bëgg a jàng mën ngeen a toog mel na ni Maam Balla moomu nag di caatu Maam Maram Mbacke barke boobu nga xamante ne moom la sëñ Massamba Thiam doon wax sëñ ki nga xamante ni mooy Maam Maram Mbacke moo topp ki nga xamante ni mooy Maam Balla Aïcha nag xam ngeen ni moom mooy ki nga xamante ni nee naa leen mooy taawu Maam Maram Mbacke waaye moo ñu indil Maam Mor Anta Sali mu indil ñu Xaadimu Rasul Cheikh Ahmadou Bamba yaakaaru jaab yi donc dafa mel ne barke bi topp na ki nga xamante ni mooy Maam Balla d'ailleurs dem na sax ba Mbacke yi bu ñu leen di tàgg dañ naan Balla Aïcha Buri moom mooy Maam Balla Mbacke parce que Aïcha mooy ki nga xamante ni moom mooy yaayam soxna Aïcha Kane mais Buri Ndiaye doon na koo xamante ni soxna ki nga xamante ne Maam Balla donc Balla Aïcha Buri tàgg bi sax dafa jaar ci ki nga xamante ni moom mooy caat bi di wax ni gudd fan baax na lool waaye juddu gu gën a tekki mooy li nga xamante ni mooy Maam Balla Mbacke te dinañ ci ñëw ndax dundam gi yëpp ay natt la di mel na natt yooyu nga xamante ni nag moo dalan ci Maam Balla Mbacke di caatu Maam Maram Mbacke da doon préparé li nga xamante ni mooy ñëw mooy Xaadimu Rasul Cheikh Ahmadou Bamba lu tax man leen dundam gi yëpp natt la ndaxte moom xam ngeen ni doon na caatu Maam Maram Mbacke même aussi doon na koo xamante ni daanaka nee nañu bi muy am juróom-benn at la Maam Maram Mbacke wàcc liggéey donc mu nekk fi nga xamante ni mooy au Bofel ñu jox ko sëñ Matabara Bousso donc moom daanaka foofu la yaroo fi nga xamante ni moom mooy au Jolof donc nag xam ngeen ni nag léegi bi Ibrahima Awañang yoree Mbacke pendant 30 ans ci nga xamante ne wàcc liggéey moom doonoon na doom bi nga xamante ne rek moo daloon ci Maam Balla d'ailleurs sax foofu ci historien yi ñu bari ne nañu amoon na ay coow parce que doomu magam yi nga xamante ne ñoo fi nekkoon daanaka ñoo ko mag donc bëggoon nañu doon Mbacke waaye xam ngeen ni nag nee nañu
li nga xamante ni mooy kilifa yi nekkoon Mbàkke daal dañ ni maam Balla la ndaxte moom rek moom la maam Maaram Mbàkke dese donc yooyu yëpp amoon na waaye nag maam Balla jël Mbàkke waaye xam ngeen ni jëlu Mbàkkeem yëpp ay coono la ndaxte xam ngeen ni bu mu jógee fi nga xamante ni mooy Bofel ñëw fi nga xamante ni mooy Mbàkke Bawol war ko yor léegi bi mu ñëwee dafa bëgg nag indi li nga xamante ne mooy changer système bi neewoon na képp koo xamante ne da ngay diriger ay nit da nga leen di jiitu da nga leen di tànn ci li nga xamante ne mooy wàllu koom donc moom dafa xaw a déplacer Mbàkke fi ñu dëkkoon mu def ko ay tool sancaat foo xamante ni mooy dëkk bu bees wane ni day indi loo xamante ni lu bees la waaye xam ngeen ni maam Balla boobu bi mu ñëwee Mbàkke nee naa leen coono yi ci la commencé ndax taawam bii nga xamante ni mooy sëñ Abdou Khadre Mbàkke ci lañ ko rey dañ ko assassiné donc rey boobu nga xamante ni rey nañu nag maam sëñ Abdou Khadre Mbàkke doon na loo xamante ni moo gën a affecté ki nga xamante ne mooy maam Balla ci installation fi nga xamante ne moom mooy Mbàkke Bawol ñu bari na nañu ay ceddo ñoo leen dogale parce que boobu mi ngi ànd ak doomu sëñ Ibrahima Awa Ñang mi nga xamante ne magam la waaye maam Balla maam sëñ Abdou Khadre dañ ko rey boobu nag ñu ko rey moo gën a affecté ki nga xamante ne mooy maam Balla ci dëkkuwaayam bi nga xamante ne moom mooy Mbàkke ba xam ngeen ni après dafa mujj gedd Mbàkke parce que dafa ni woon suuf soo xamante ne rey nañ fa sëñ Abdou Khadre bi nga xamante ne yaakaaram la woon bi nga xamante ni benn doom rek la jot a am muy sëñ Mbàkke soxna fàttaliku leen sëñ Touba ba muy yónni ki nga xamante ne mooy sëñ Ibrahima Sarr Ndiaye Jasaka di ko yónni soxna soosu nga xamante ne mooy soxna Fat Diatouré mi ngi fekk woon ki nga xamante ne mooy sëñ Mbàkke soxna di doom bi nga xamante ne moom la sëñ Abdou Khadre jot ci fi nga xamante ne moom mooy àddina nekkoon au Saloum waaye xam ngeen ni donc sëñ Abdou Khadre rey nañ ko ci ay conditions yoo xamante ne yu metti la nga xamante ne moom ki nga xamante ne maam Balla dañu woon dootul toog ci suuf si nga xamante ne mooy suufu Mbàkke suuf soo xamante ne tuur nañ fa doomu deretam ba xam ngeen ni dafa mujj delluwaat fi nga xamante ne moom mooy Saloum à Ngagne waaye nag xam ngeen ni ki ko defal mooy ki nga xamante ne mooy doomam Maam Mor Anta Sali parce que moment boobu aussi fekk na Maam Mor Anta Sali nekk ci feebar waaye Maam Mor Anta Sali moo ko delloo si ni ko nag fàttalikul dund yi nga xamante ne mooy dund yanante bi commencé ko sunu maam Aadama waaye duggaat ci fi nga xamante ne rek moom mooy yanante bi sallallahu taala wa sallam keroog bi ñu reyee Seydina Hamza ba dagg xol bi di ko fàttalikul loolu yëpp bàyyi fàttalikul ne dundu doomu aadama moo demee noonu donc di nga defante ay jafe-jafe waaye jafe-jafe yoo xamante ne yëpp daf lay yokk ci li nga xamante ne mooy sa spiritualité ni ko xamal ne naqar wi man mi nga xamante ne maay sa doom di man maa ko bokk ak yow donc nag maam Balla loolu terewul aussi mu delluwaat fi nga xamante ne moom mooy au Saloum waaye xam ngeen ni bi mu demee au Saloum ba am fa ñaari at moom itam dañ ko rey bi ñu ko rey moom itam aussi ñu bari na nañu soldaaru Maba Jaxu Ba ñoo ko rey ci contexte boobu nag war nañ ko mën a comprendre ndaxte contexte boobu dafa doonoon contexte conflit entre ñi nga xamante ne ñi ngi def la jihad islamique ak ñi nga xamante ne rek dañu nekkoon ci jàngale ak l'éveil des consciences te maam Balla ci loolu la nekkoon donc dañ ko fekk na nañ ci tookër bi mu yor benn mbuus ñu agressé ko yaakaar ne li yu mbuus bi xaalis la ne lañu sax soldat bu Maba Jaxu bi ko rey mi ngi tudd Baale Paate moom moo ko rey waaye bi mu ko agressé ba dem ba ci àll bi ubbi mbuus bi ci la xool ni mbuus bi mooy kaamilu alxuraan boobu ñu sànni ci àll bi nag ab daay fekk na ko fa taal àll bi yëpp bàyyi kaamilu alxuraan mooy kaamilu alxuraan bi nga xamante ne ñi soxoo ci Mbàkke ak Balla Aïcha ñoom la ñuy donn ba léegi mooy kaamil bi nga xamante ne mooy kaamilu mag moom te nee nañu sëñ Abdou Khadre boobu moo ko jotoon a bind donc muy kaamil bi woon di leen wax ne nag loolu mooy dund Mame Balla waaye Mame Balla aussi loolu yëpp dafa indiwaat yeneen difficulté yoo xamante ne am na ko rey nañu sëñ Abdou Khadre daawam rey nañ ko moom ci boppam bi mu demee Saalum waaye aussi moom itam am na ñaari rakku sëñ Mbàkke Kajoor sëñ Ibrahima Mbàkke bi nga xamante ne doomam la moom itam dañoo faatoo ci même bis muy sëñ soxna Astu Mbàkke ak soxna Lawba Mbàkke nga xam ne dañoo faatoondoo ci benn bis bi mu amaat aussi beneen doomam boo xamante ne da doon dem fi nga xamante ne moom mooy Mauritanie pour jànge xam-xam ñu koy wax sëñ Mbàkke moom itam dafa lab ci li nga xamante ni mooy fleuve Sénégal donc nag Mame Balla lépp daje ci moom di ay natt yoo xamante ni dal na ci kawam waaye loolu day wane ni lii ñëw dafa doon loo xamante ni rek lu rëy lay doon mooy ki nga xamante ni mooy ñetti doomam yi nee naan leen sëñ Abdou Khadre Mbàkke rey nañ ko waaye Mame Mor Anta Sali indi nañu Xaadimu Rasuul Cheikh Ahmadou Bamba sëñ Ibrahima Mbàkke moom mi nga xamante ne aussi waajuram bu jigéen mi ngi soxoo fi nga xamante ne mooy kokki moom itam xam ngeen ni moom indil nañu ki nga xamante ne mooy sëñ Omar Fall Mbacke ak sëñ Omar Mbacke Gelongal donc sëñ Ibrahima Mbacke boobu nga xamante ne lu rëy la dinañu ñëw ci dundam ak relation yi nga xamante ne moom la amoon ak Xaadimu Rasuul relation yoo xamante ne Serigne Touba sëñ Ibrahima Mbacke sëñ Mbacke Kajoor sëñ Touba moo ko jox Mbacke Kajoor ci ay loxoom fekk na boobu ñibbi na fi nga xamante ne mooy à Koki après bi nga xamante avant nga xamante ne Mame Mor Anta Sali wàcc na liggéey yooyu yëpp di lo événement yoo xamante ne dal na ci Mame Balla donc Mame Balla barke bi nga xamante ne moom la ñuy wax Balla ay
Aïcha Buri mooy li nga xamante ni moo ko toog Mbàkke Balla ak Maaram mooy ki nga xamante ne mooy maam Balla Mbàkke moom bi nga xamante ne mooy caatu maam Maaram xéewal yi topp nañ ko mbokk yi incha allah dinañu ñëw nag de manière spécifique parce que ne woon naa leen progression bi ñuy def di waxtaane ki nga xamante ne mooy dund maam Maaram Mbàkke dafa doon progression boo xamante ne dañ koy topp ba nga xamante ne mu indil ñu Xaadimu Rasuul ñu xam nag les fondamentaux xam ciment bi nga xamante ne moom moo téye Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba ginnaaw bi nga xamante ne may yi am na lépp am na loolu doon na loo xamante ne da koo doon une partie ci ay mbokkam doon ko ci li nga xamante ne mooy ay maamam doon na ko ci maam Balla Mbàkke bi nga xamante ne mooy caatu maam Maaram Mbàkke waaye doon na ko ci maam Mor Anta Sali bi nga xamante ne aussi moom rek la maam Balla mi nga xamante ni moom rek la ki nga xamante ni mooy maam Maaram am ak soxna Aïcha Kane di leen wax ne nag aussi natt yooyu day toppaat ki nga xamante ne rek moom mooy maam Mor Anta Sali ndaxte xam ngeen ni maam Mor Anta Sali dugal nañ ko ci conflit boo xamante ni concerné wu ko muy guerre bi nga xamante ne Maba Jaxu Ba def na ko boo demee ci li nga xamante ni rek moom mooy archive yi parce que déjà deewu ki nga xamante ni mooy maam Balla mi nga xamante ni mooy waajuram bu góor di caatu maam Maaram Mbàkke Roger Arnaud en 1912 interrogé na ki nga xamante ne mooy sëñ Cheikh Thioro Mbacke sëñ Cheikh Thioro Mbacke di rek Xaadimu Rasuul di magu sëñ Balla Thioro Mbacke sëñ Cheikh Roger Arnaud en 1912 bi mu ko interrogé dane ko maam Balla en fait soldat wu Maba Jaxu Ba yi ñoo ko rey lu tax dañ koy comprendre ci loolu nga xamante ne mooy contexte boo xamante ne maam Balla commencé na taxawal université bu mag boo xamante ne aussi université la boo xamante ni nit ñi dañ doon préféré dem foofu pour l'éveil des consciences pour ëllëgee plutôt que ñu bari di dem ci li nga xamante ne mooy jihad d'ailleurs loolu moo tax sax d'ailleurs Donald Cruz-O'Brien ci thèsam bi di expliquer ni participation bi nga xamante ni Mame Mor Anta Sali bokk na ko ci jihad bi doon na loo xamante ni du woon loo xamante ni moom moo ko gënal maa ngi jéggalu nag loolu mooy histoire parce que nee na du woon loo xamante ni moo ko jigal te dina joxe li nga xamante ni raison yi nga xamante ni moo tax ki nga xamante ne rek Mame Mor Anta Sali ñu dugal ko ci dynamique gu jihad boo xamante ne du woon option wu Mbàkke yi parce que option wu Mbàkke yi depuis Mame Maaram Mbàkke ba nga xamante ne rey nañu ki nga xamante ne mooy xaritam bi nga xamante ne moo tax mu ñëwoon fi nga xamante ne mooy Mbàkke donc ñoom ñëpp Malamine Sarr donc ñoom ñëpp dañu nekkoon ci option boo xamante ne mooy jàng ak jàngale ak l'éveil des consciences fexe ba indi ay jullit yoo xamante ne dinañu nekk ci yeneen disposition suñu mbokk yi ñoo ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne nag bu ngeen gisee am nañu décor boo xamante ne mooy décor bu bees bi nga xamante ne moom la ñu am incha allah suñu chronique yëpp mooy nekk suñu ginnaaw muy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul jërë ngeen jëf di leen jox rendez-vous incha allah ba dimanche ci beneen chronique jërë ngeen jëf